mbokk yi jërë ngeen jëf tey ji ñu wax ci mbir mu doy waar mooy lan Sénégal dafa mel ni bakkan léegi foowukaay la fi dee doonatul dara nit ki war naa mën a ñëw rek faatu nii comme ça dee ñu ne nit ki dee na nit ki dee na comme ça chaque semaine wala chaque jour nga dégg accident 7 morts 6 morts 10 morts Batalo Joola amoon fi nguur gu ne ak ay ñi ciy dee Batalo Joola ci jamono Abdoulaye Wade ñu ne nañ ci jàngat dara mais banaliser ko tey jii fàtte nañ ko gisoon nañ fi mbiri amoo ñaag yee ci jamono yi Abdou Diouf ak yeneen ak ñiy dee ci Casamance ci guerre bi ay Boffa Bayotte duñ ci jàngat dara tey jii accident yi moo xew avant accident yi ay nit yu ñu doon agressé di leen rey ci mbedd mi ñaata nit ñooy dee ci géej gi di lab chaque année ñaata nit ñooy feebar di dee ci hôpital yi ci càggante mais balaa ñoo yuuxu dee rek ñu ne kilifa dee na parce que dafa am tur dafa am njaboot réew mi yëpp jóg te pourtant imaginez accident boo xam ne famille ñu ne famille sangam juróom-ñaar dee nañ ca famille boobu la fa des lan la parce que benn chauffeur bu irresponsable wala tali bu bon wala mbiri matériel ci oto kenn xamul mu doon parce que ñun duñ ay gisaane kat xamuñu lan moo waral accident yi mais mi ngi bëgg a bari te lu ëpp tuuru ñun nag sunu réew lu tax ñu bari boo dee wax nga tudd nguur ñu ne lu tax ngay tudd nguur gi non nguur gi indi accident nguur gi taxul ñuy accidenté mais nag bu dee ay mesures taxaw yor yet bi taxaw dafa jot ñu def ko dañ ko war a def pour sàmmal sénégalais yi seen dund ak seen dundin parce que loolu dafa kilifa yi ci nguur ñoom ñoo ko gàddul sénégalais yi bu dee réewande moo tax ñi rey nit ñi réew ñu yar leen mooy lan mooy tolérance zéro Macky Sall bi ñu nekk ministre de l'intérieur waxoon na ko fi mais jot na ñu indiwaat ko bu dee rigueur moo amul ci tali bi nan ko wax parce que aussi tali bi danga ko sàmm parce que kon ñi ngi dégg ministre bi ñu dénk li jëm ci wàllu tali bi ak dawal bi mu ne liñ doon def di sàmm tali bi moom lañ xawoon bàyyi mais ministre de l'intérieur war nañu jàppale ba taxawaay bi ci tali bi takk der yi yàgg nañ taxaw ci tali bi mais taxaw ci tali bi di sàmm kaaraangeeg yoon wi ak taxaw ci tali bi ngir leneen lan war a xaar du question rek danoo war a bari ci tali bi mais bu takk der yi bari ci tali bi ban taxawaay la ñuy am ci tali bi loolu luñ war a xoolaat la bu dee tamit képp koo xam ne def nga ab choc bu lay àtte yóbbu la ci yoon ñu ne homicide involontaire mais am na ci yoo xam ne du lu involontaire mais ki ko def moo ko tey nan mais bu dee chauffeur bi daal dafa màndi ba na tat nan ma baal bu dee chauffeur bi dawal dafa jëfandikoo li koy taqalikoo sagom bu dee chauffeur bi dawal dafa taqale ba am permis bu dee chauffeur buy dawal moom lu ko neex def ba xëy këpp oto rey ay nit ay père de famille ñu ne homicide involontaire parce que am na ay syndicalistes yu ko war a taxaw am na ñu ko war a taxaw mu def ci weer bi ci kaso bi weer ñu génnee ko mu kon ne di dawal waxoon nañ fi mbiri permis à point mais permis à point ci nan mais loolu lépp tey ji nañ ci war a taxaw pexe ñu ut ko bu dee corruption bi ci tali bi lañ war a dindi pour tikaat tali bi ci yoon fokk ñu def ko parce que nag dara gënuta seer bakkan te ni ñuy fooyee bakkan ci réew mi dafa ëpp nit ñi ngi dee ci tali bi ñi ngi dee ci géej gi nit ñi ngi leen agressé nit ñi ngi dee ci nii ci nee
mais dañ ngay fooye. kon il est temps que dans ce pays sunu nguur yu jug sunu kilifa yu jug bu dee ni tamit dafa am leneen lu ci ne maanaam tali bi dañ ko war a defaraat infrastructure yi oto yi parce que aussi renouvellement parc automobile bi tamit ci la parce que ci jamonoy Laay Wàdd demoon nan ba ne tali bi dañuy fexe ba oto yi am yenn at yi màgget duñ fi duggati mais tey jii on voit que oto bu ne mi ngi ci Sénégal kon mu jot ñu taxaw xool bu dee ay ñaan lañu war a def ñu def ko parce que réew mi li fi nekk kenn xamu ko nawet bu bon ñu ne réew mi même li ñuy jonganteeg yeneen réew yi sax bu demee ba yóotu ko war ko jot di këpp sax dañ koy ñàkk réew mi ñàkk torox ci lu bari bu demee ba suukar mënatul safal y'a problème suukar ñu naan mburu ñi ngay grève ñu naan ciment yokku na ñu naan hôpital yi ñu gën a feebar ña fay fajoo muruwaar la ñu ne ba ci dëkk kaw yi boo fa demee tey ji ngooñ mel lañ koy jaayee ñax mi sax léegi dañ koy jaay pauvreté bi mel na tulli ak màlle tey ji ñu teg ci di deewin bi kon dafa jot la kilifa ga waxoon mooy nanu sang réew mi buñ sangul réew mi lan ñuy dal la lu mu doon wala bu dee di danoo tooñ wàlliwu wala danoo tooñ kun warta tooñ wala danoo laal kun warta laal yooyu yëpp ñu jug ci ñu xool nan lañuy arrêté lii parce que il est temps que dans ce pays ñu bàyyi di foye bakkanu jàmbur yi mbokk yi mu doonoon xalaatu buñ xattaab pour la teranga.info beneen yoon incha allah